Salut chers internautes, salut chers abonnés de Audace TV. Tey seen mbokk seen xarit Mouhamed Ciss moom moo fi teew pour waxtaan ak yéen ci émission bu bees bu tudd suñu santé nekk émission bu bees tàkk di am fii ci Audace TV. suñu santé nag nekk émission boo xamante ni dañuy waxtaan ak ñëpp bàyyiwuñu kenn muy médecin di dentiste di virologue di pharmacien di ophtalmologue di délégué médical képp ki nga xamante ni yaa ngi yëngu ci domaine de la santé suñu santé dina ñëw tàllal leen micro waxtaan ci feebar yu lëmb réew mi ñu ut ci solution àndandoo appliqué ko en attendant nag ñu ngi leen di ñaan ngeen dem abonné liker partager bës cloche notification nga xam ne bu jotee rek di ngeen ko am. Audace TV audacieusement votre. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu mbokk sénégalais yëpp di nuyu aussi mbokk téléspectateur Audace TV yi. tey ñu ñëwoon ci suñu émission suñu santé en toute responsabilité invité bi nekk docteur Mor Mar nekk docteur en pharmacie nekk aussi fii nga xamante ni moom mooy FMPO di faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie. tey thème bi dellu woon ci li nga xamante ni mooy vaccin contre Covid-19 fan yi ñu gis ni troisième vague bi aussi ñëpp ñu ngi gis chaque jour di nga dégg décès donc nekk na li nga xamante ni dafa jaaxal ñu bëri jaaxal ñëpp fu mu ne nii ñëpp jaaxal nañ muy mag di ndaw tey nag ñu ñëwoon fii nii waxtaan ci li nga xamante ni mooy vaccination bi parce que peut-être moom mooy dernière solution bi nga xamante ni nit ñëpp moom la ñu xalaat pour buñ ko defee rek mën a mucc ci li nga xamante ni moom mooy Covid-19 bi donc docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa mbokki Audace TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal aussi ci invitation bi vraiment kontaan nañ ci trop. di nuyu mbokk spectateurs yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo ngi ñuy seetaan à travers site bi di Audace TV di leen ziara di leen ñëwal tey ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy wax suñu santé. macha allah j'espère que mën nañoo tekk masque bi comme que respecté nañ distanciation sociale bi pour identification bi gën a leer. donc docteur ci vaccination lan nga ñu mën a wax le mot vaccination avec ses principes ak li nga xamante ni moom la engagé yëpp ak. préparation bi ni ñu koy defee yëpp lan nga ñu si mën a expliquer ci côté vaccination. waaw xam naa bu delluwaatee ci vaccination dafa nekk loo xamante ni benn stratégie bu ñuy utiliser la te dañuy wax ni moom moo nekk meilleur moyen pour mën a protéger wu contre benn maladie ndax vaccination ce n'est pas la première fois ñu gis ko ci Covid-19 parce que bari na ay vaccins yu ñu gis PEV fi programme élargi de vaccination. ñoo xamante ni ñu ci bëri bu ñu juddoo dañ koy def ñu commencé de la naissance ba kara ngay am 1 an mais même am na yu koy dépassé kon vaccination nekkul lu bees ci ñun seulement dafa fekk ni bu ñu waxee vaccination dafa am leen principe lan mooy vaccination mooy que ni da ngay jël ni gis ni benn feebar sàngam lii moo koy joxe doomu jàngoro tel moo koy joxe pour nga faggas ndiku feebar boobu maanaam prévenir feebar boobu da ngay jël doomu jàngoro bi wala jël leen loo xamante ni dina mën a mimer action doomu jàngoro bi nga introduire ko defar ko nit ki soo ko defalee nit ki léegi yaramu nit ki dafay commencer développer li ñuy tuddee des anticorps pour mën a xàmmee doomu jàngoro boobu ba yàlla tere bés boo demaatee ba rencontrer vrai doomu jàngoro bi dina mën a teeloon na formé woon na ay soldats yoo xamante ni ñoom ñooy mën a xeex affaire bi bu defee ñooñu tag bu gars yi duggee rek bu ñu ñëwee introduire rek day gaaw xeexal leen balaa ñuy faagaagal bu ko defee loolu mooy principe vaccination kon tamit nañu jàpp ni vaccination Covid-19 c'est la même chose yi ñuy jël yëpp pour miinal suñu yaram entraîner suñu yaram jàngal ko ba mu xàmmee lan mooy SARS-CoV-2 muy doomu jàngoro nga xamante ni moom mooy joxe Covid-19 muy corona bi bu ñu demee ba xàmmee loolu suñu yaram xàmmee ko léegi dafay am da koy mémoriser capter ko enregistrer ko bu ko defee bés bu ñu demee ba daje ak SARS-CoV vrai SARS-CoV bi moom yaram bi dootul jël temps pour defar ay garde-corps fekkoon na defaroon na benn troupe former leen teg leen sur place ñu leen bu ngeen gisee waa ji dugg fi rek attaqué leen ko c'est la même chose bu ko defee boobaa ñoom bu waa ji duggee rek dañ koy attaqué balaa muy installé wu ñu éliminer ko génne ko mu jeex loolu mooy principe bu vaccination. donc bu ñu déggee sa wax mooy vaccination benn procédure bi nga xamante ni
système immunitaire nit ki la ñuy renforcer ba lépp luy virus ak luy bactérie bu ñëwee ci yaramam rek. Système immunitaire dina ko reconnaître ba ñu mën kaa lutter contre loolu noonu ah. Voilà c'est ça. waaw kon nag procédure préparation vaccin bu ñuy defar vaccin préparation boobu noonu. nooñu ko mën a expliquer ban durée la mën a jël parce que vaccin boo xoolee nekk loo xamante ne dañ koy préparer ci ay mois. ci ay weer. mais dina xam ne ni loo xamante ne dañ koy nekk di préparer biologistes yi nekk ci ku nekk ci ba ñu am li ñu bëgg carrément. ñaata temps la war a durer. waaw xam naa bu delluwaatee si processus vaccin bon. mën nañu wax 4 étapes loolu la nekk parce que dafa am des étapes yoo xamante ni moom moo jiitu pour li ñuy wax les études précliniques études yooyu dañu koy def lu si bëri nag si les animaux lañ koy def ko si bu ñu ci defee daal di gis ni garab bii de mën na faj doomu jàngoro tel comme ñu ne woon corona ñu jël benn animaux ñu defal ko bu ñu ko defalee essayer vaccin bi si moom bu ñu essayer vaccin bi si moom ñu gis ni efficace na joxe ne ay résultats bu boobaa moom la ñuy tuddee les études précliniques ñu ne ñun li ñu bëgg a faj du mala doonu rab la ñu bëgg a faj mais nit la ñu bëgg a faj kon naka la ñuy def pour faj nit ki il faut ñu essayer loolu si nit ki pour essayer si nit ki nag dafa am les 4 étapes cliniques wala am ñuy wax 3 mais 4 la léegi bu ñu ñëwee loolu étape bu si nekk en temps normal dafa war a durer presque ay 1 à 2 ans bu ko defee ay étape clinique bi rek presque ay 7 à 15 ans lay nekk bu ko defee études yooyu ngay def si nit ki mën a étudier innocuité vaccin bi ba xam vaccin bi amul benn danger étudier dose bi nga xamante ni moom la nit kiy soxla pour mën a traité wu étudier efficacité vaccin bi ba xam vaccin bi est-ce que efficace na et étudier aussi effets secondaires yooyu yëpp moom ñu mën ne vaccin bii kat macha allah léegi bu étape yooyu pare mu étape clinique yi dafay dem si li ñuy tuddee homologation parce que les autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au niveau national ñoom ñooy njëkk reconnaître gis ni kat vaccin bi après les tests yi ñu gis mën nañu jàpp ni bu baax la bu defee ñu reconnaître ko OMS en collaboration avec ces autorités là ñoom ñu mën a homologuer vaccin bi ñu mën ko génne léegi nag après aussi du ñu yem foofu dafa amaat ni ñu tuddee les études postcliniques nga xamante ni bu ñu xisee ba introduire vaccin ba pare dañuy teg benn comité ñoo xamante ne ñoom ñooy saytuwaat yenn effet yi vaccin yi am parce que booy def étude peut-être yëpp mën nga ko bañ a am parce que nit ñi bokkuñu yem. nga gis koo xamante ni yaramam dafa nooy gis koo xamante ni yaramam mën na dékku lii léegi nag bu fekkee ni def nañ essai yi ñu gis ni kii yaramam dékku na ko normal xayrul mais parfois nga def ñenn ñi gis des réactions allergiques wala gis yeneen conséquences bu boobaa kat dañu koy signaler waat comité bi signaler ko bu ko defee ñu mën ko boole ci vaccin mën ko tenir en compte même bu jaree laaj dem ba ñu retiré ko tamit bu boobaa tamit dañu koy waxaat waaw donc xam naa loolu mooy principe bu vaccination. est-ce que du secteur économique bi ci côté domaine économique bi est-ce que nekkul li nga xamante ni dafa supérieur domaine santé bi ci Covid-19 bi parce que préparation bu gaaw bi nii est-ce que nekkul benn course boo xamante ni contre les États-Unis ak yeneen pays ak yeneen comme ça ku njëkk a am vaccin bi rek day nekk ay milliards yi nga xamante ni moom ngay gagné kon est-ce que favoriser wuñu loolu au détriment santé population mondiale bi. bon xam nga volet économique am na mais li ma la wax léegi bul jël lépp nga def ko volet économique parce que da ngay jiital volet scientifique ba pare vaccin ñan ñoo koy développé ce sont des scientifiques bu si nekk lan la bëgg wala surtout ñiy def recherche man maa découvrir tel loolu nga bëgg ku nekk xam na ni Covid-19 am na ampleur mondiale léegi yow mi nekk di développer di yëngatu si côté recherche yow da lay leer ni boo ñëwoon retrouver tey ñu ne docteur Mohamed de moom moo génne li nga xamante ni moom mooy vaccin contre Covid-19 ça y est buñ la xamul woon fii waxuma la fii mais da ngay monde bi ñëpp lay xam. di nga siiw. léegi scientifique yëpp ku si nekk day xëccoo loolu. léegi scientifique kon volet scientifique il y a des efforts scientifiques yoo xamante ni gars yi fournir nañ ko scientifique nekk gën nga def si des efforts. léegi nga dugg si côté labo yi laboratoire bu nekk lan la bëgg gën a am
publicité gën a siiw daal. moom it kon dina fexe ba ni vaccin bi ñu développé. sama labo moom moo ko développé. moo tax nga gis comme li nga tuddee léegi si plus de 200 vaccins yi. yooyu yëpp di génnandoo. parce que labo bu nekk loolu lay xëcc. parce que loolu mooy seen liggéey. ku si nekk sa liggéey lan nga ñaan muy avancé. bu delluwaatee si côté économique labo yi dañ koy am na ñeneen parce que labo bi tamit moom leer na ko ni bu génnee vaccin bi ñaata la si gën a mën a gagné si des milliards. kon moom it gis na ne lii investissement la kon aussi dina def naka li koy yóbbu si investissement boobu il faut mu def ko mooy lan pousser ses recherches ba pare mën a trouver pour mën ko jaay mën a génne feebar bi kon volet scientifique bi nekk fi lu ndaw. du ma dàq nag volet économique bi ndax lan ku nekk xam na coronavirus ni mu def. gis nga secteur yëpp coronavirus daf ko arrêté. wala daf ko wàññi léegi tane na sax mais demoon nga di dégg ay confinement fenn te buñ la confiné am na ñoo xamante ni seen économie dafa dem taxaw am na ñeneen ñoo xam ne dafa daanu am na ñeneen ñoo xamante ni dañu commencé wuti beneen raccourci pour xool te comme ñun ñi nga xamante ni bariwuñ doole sax mën nañu comprendre mais da ngay xool yenn bailleurs yi wala yenn borom doole les multimilliardaires ñenn ñi bu ñu gisee ni kat ñoom lii mooy seen avantage économie bii mooy tax ñoom seen milliards mën a multiplier ñu gis ni Covid bi moo ngi ko bëgg a handicapé kon ñoom ils ont intérêt génne xaalis pour joxale scientifique ñu gën a mën a pousser seen recherche pour gaawal recherche yi gaawal résultats yi mais kon foofu volet économique bi dina dugg volet économique day dugg parce que yow mii ñun ñii ñëpp bu ñu sañoon Covid-19 jóge fi ñu mën a dem continuer defaat suñuy yeneen activité tey jii nii bu ñuy wax ñun suñu réew Sénégal ban vaccin la ñuy ëpp bi ñuy utiliser parce que foog naa nit ñaa ngi commencé vacciné wu bu baax a baax kon donc vaccin bi nit ñi di vacciné wu ban la ci exactement bi ñuy utiliser ci yooyu noonu. bon Sénégal boo xoolee ñetti vaccin la ñu jot a commencé liggéey. CCV nag travaillé woon na si yu bëri mais bi ñu paree ban moo fi njëkk ñëw Sinopharm moo fi ñëw Sinopharm bi mu ñëwee commencé nañu di vacciné wu après AstraZeneca aussi même chose ñu yegg ba si instant bi Johnson moom moo fi gën a teg tànk kon mën na ni ñett yooyu yëpp ñu ngi koy utiliser fii si Sénégal muy Sinopharm AstraZeneca ak Johnson ñett yëpp ñu ngi koy utiliser ci suñu réew bi efficacité vaccin bi mën nañu benn matagul 100% mais à chaque fois da ngay xool wala côté santé dañuy xool bénéfice risque ñu gis ni bu ñu vacciné woo bu waroon a dal 1000 10 lay dal est-ce que vacciné wu mu dal 10 yi gënul ngay bañ a vacciné wu mu dal 1000 parce que 1000 yooyu ku nekk ñaata lay wàlliwaat dañu bàyyi xel loolu ñu gis ni kat effet secondaire yi si gën a bëri mooy ay maux de tête ay yenn inflammation yi yooyu ñoo si gën a bëri léegi bu ñu xoolee loolu ñu ni man de naa vacciné wu mu defal ma loxo buy metti wala bopp buy metti pendant 2 jours ma jël sama loo xamante ni dafay seeral sama yaram antalgique ou bien antipyrétique ma jël ko mu arrêté ko ma protéger wu contre Covid-19 bi est-ce que gënul may bañ a vacciné wu tak di wàll ñeneen ñi wala di bañ a vacciné wu feebar bi di ma dal ba may yóbbu si cas grave ba tax ma si perte sama bakkan parce que dégg nga temps yi li ñuy wax bari na jeunes yoo xamante ne ñoom ñoo ngi perdre seen bakkan nombre de morts yi aussi yokku na lim nga ko fi léegi jërul ñu koy répété waat yokku na bu baax a baax kon itam nañu bàyyiwaat xel loolu bàyyiwaat xel vaccination xam ni am na ay avantages am na ay inconvénients mais à chaque fois da ngay xool bénéfice risque comme ni ma la expliqué léegi bu ñu xoolee nag bénéfice bi mu ëpp doole que risque bi moo tax nañu dem vacciné wu ji mën a protéger wu contre Covid-19. donc docteur su ma déggee sa wax sa conseil moom mooy na population sénégalaise dem vacciné wu ji. waaw parce que gis nga avantage yi surtout ça affaire yi yemul si yow nga vacciné wu yemul si yow sa bopp rek. d'accord surtout. mais boo vacciné wu yow di nga protéger wu maladie bi baneen bi di nga protéger ñi nga wër. comment ça keroog maa ngi gis benn image. xaw na reelu sax mais tamit boo xoolee di nga si jàng lu bëree bëri ndax lan image bi dama gis ñaar nit
ñaar ñu jàkkaarloo kenn ki protégé wu maanaam solul tubéy bi muy tuur ndox dafa jàkkaarloo ko tuur ndox direct mu dal ko ñu jëlaat benn image ñoom bu njëkk bi ñoom ñaar kenn solul tubéy léegi bi muy tuur ndox dafa dal direct ñu jëlaat beneen image kii tuur ndox solul tubéy mais ki mu jàkkaarloo dafa sol tubéy bi mu tuuree ndox dafa dal si tubéy bi kon foofu protection wàññeeku na. nga jëlaat beneen image ñoom ñaar ñëpp ñu sol tubéy kii tuur ndox ñu mu tuuree ndox dafa yem si tubéyam mais yéggul si keneen. nga gis ni c'est la même chose pour les mesures barrières parce que bu fekkee ni da nga tissu lii wala soxat wala yooyu on dafay resté si masque bi tubéy bi tamit presque loolu lay image boobu loolu lay wax bu ko defee yow du yegg si kenn kon protection bi ni nga koy defee da ngay def pour sa bopp en même temps aussi pour sa beneen morom. vaccin bi tamit c'est la même chose parce que boo vacciné wu da ngay réduire les chances pour nga wàllee Covid bi ndax da ngay avant tout réduire nga chance pour yow nga am ko boo réduire les chances pour nga am ko réduire nga ay chance pour nga waroon ko wàlle comme man mii su ma naroon corona ma vacciné wu wàññi naa pourcentage bi li taxoon man ma war a vacciné wu man ma war a feebar su fekkoon vacciné wu moom ma war a feebar après ma feebar war ko wàlli 10 personnes peut-être bu ma vacciné woo man 10 personnes yooyu fekkee dinaa ko wàlli benn personne laa koy wàlli kon loolu bu ñuy wax 1000 cas par jour bu boobaa mën nañu 10 cas par jour ñu dem ba 0 cas ngay ku nekk mën a delluwaat ci say activité kon dañuy conseiller ñun ñëpp ñu jaar fa rek ñu dem solo ji tubéy pour affaire bi gën a bañ a propagé wu. nañu sol masque nañu sol masque waaw sol tubéy bi mooy nañu sol masque rek respecter mesures barrières yi aussi mais aussi bu ñu fàttee dem vacciné wu ci bërëb bi ñu gën a jege ñun ñëpp poste de santé yaa ngi fi hôpital yaa ngi fi lépp fu ñu gën a jege rek nañ dem vacciné wu ji incha allah parce que moom moo ñuy aar ci li nga xamante ni moom mooy mbas mii nii. docteur ñu ñëwaat ba léegi ci inconvénients yi comme li nga wax sànq inconvénients yi d'accord naa mais dañoo gis ni ci vidéo yi nga xam ne ñu ngi circuler ci net bi bëri na mais am na vidéo yoo xamante ni docteur inconvénients yooyu tamit dafa jéggi dayoo ay vaccin bi ku ko jël quelques jours après da ngay dee. am na vidéo yoo xamante ne ñu ngi naan ñi jot a gaañu dañoo jot a jël vaccin bi ay jours après ñu gaañ loolu noo ñu ko mën a expliquer ak vidéo bi am na vidéo bi circulé maire bi dafa vacciné wu mais fi ñu ko defal vaccin bi foofu noonu lépp lu ñu fa teg rek muy téléphone muy leneen ak leneen commande télé bi su ma jumal lañ jël teg ko fa mais day taxaw day mel ni acier loolu yëpp ñu jàpp ne ay inconvénient la ci côté vaccin bi kon boo nee tey vaccin bi bëriwul ay inconvénient ñun duñ ko d'accord à 100%. xam nga leen dafa am man nekkuma fii pour défendre ñi développer vaccin bi wala pour défendre état mais sama conviction laay waxee ndax ku nekk xam na les détracteurs nit da ngay gis ñoo xamante ni ñii bu lii di avancer ñoom ñoo ngay xool naka la ñuy def pour contrecarrer ko imagine toi xam nga expliquer naa def léegi course scientifique wala course économique bi léegi bu fekkee ni man dama doon xeex ak kenn wala dama doon njëkkante ak kenn pour njëkk a développer kooku développer benn vaccin wala man ñaa yow ñooy xeex yow nga def njëkk ma développer vaccin man financement wala investissement bi ma defoon lépp perdre naa ko parce que yaa ma développer sa vaccin gars yaa ngi koy jël au niveau mondial kon naka laay def bu ma nekkul koo xamante ni ku mat la te ma ne lii il faut ma jëm contrecarrer bi gën a efficace mooy fexe ni vaccin bi efficace ul naka il faut ma xool loo xamante ni dafay tirloo nit ñi ma def des spots wala ma def des vidéos génne mais du ma ne nag loolu la parce que je raisonne ndax j'ai pas assez d'informations sur ça pour dire vrai maa ngi yow ñoo yemandoo ni ñu ko gisee noonu mais yow vidéo nga wax te si je me trompe pas bari nga ñoo gis ñu vacciné wu waaw est-ce que ñooñu jël nañ seen téléphone teg mu taxaw nañ ko essayé nag jël sa dem vacciné wu jël sa téléphone teg mu taxaw bu baax nga jéem a xool ba xam c'est lié au vaccin ou bien c'est lié à d'autres choses mais instant bi sax si vidéo la ñëm laa foofu duñ ci mën a sori. lan moo tax nit ñi ñu war a jël première dose jëlaat deuxième dose. waaw première dose deuxième dose du vaccin yëpp parce que boo xoolee comme Johnson bi ci benn dose la rek mais première dose deuxième dose boo jàngi li ñuy wax demi-vie de médicament loolu la parce que médicament bu nekk wala vaccin bu nekk dafa am durée de vie bu mu war a def ci yaram bi
te durée de vie bi peut-être bu dee vaccin bi mën nga ko jël ñu ne la ah boo ko jëlee de midi il faut nga renouveler dose pour que dose bi mën fi rester ba guddi gi c'est la même chose léegi bu ñu xoolee ni kat ah vaccin bii bu ñu jëlee 10 microlitres du doy kon 10 microlitres nga jëlandoo 20 mën na metti da ngay jël 10 microlitres ba nga xamante ni moo ngi commencé installé wu ñu gis ni kat bi installé wu c'est équivaut à 30 semaines par exemple 3 semaines wala yooyu ñu ni la kat à partir de boobu nga jëlaat ci deuxième dose bu ko defee dose bi mën a rester nga mën a am protection parce que bu dee quantité bu ndaw bi c'est anticorps yi du mën a defar ba mu mat li mu bëgg. kon ni ñu koy comprendre mooy que ni comme par exemple bu ñu la joxee paracétamol rek ñu ne da nga koy jël ñaar suba ñaar midi ñaar ngoon. merci kon vaccin bi bu ñu koy jël tamit da nga koy jël première dose deuxième dose. waaw pour mu mën a installé wu carrément. xam nga paracétamol da nga wax ñaar suba ñaar midi ñaar ngoon. mais am na yeneen yoo xamante ni dañ la naan benn par jour am yenn yoo xam ne dañ la naan 2 par jour est-ce que dañu jël noonu rek wax mais c'est des études peut-être ñu gis ni demi-vie médicament bi lii la. kon pour nga jël li nga xamante ni moo lay protéger il faut nga respecter écart bii il faut nga respecter temps bii soo respecter temps bii di nga mën a faju c'est la même chose. mais dosage bi tamit day dépendre ci mag la wala xale wala yooyu noonu comme médicament yi bu ni muy dépendre kii xale bi dafa war a jël benn mag bi war a jël ñaar ak yooyu noonu. waaw parce que xam nga dosage d'habitude li ñu koy def en fonction kilogramme par kii. waaw moom la ñuy def léegi nag kilogramme boobu bu fekkee ne man dama lot dama nekk xale nekk 5 kilogrammes kon bu ñu calculer sama dosage comparé ak ki nga xamante ni moom moo nekk 90 kilogrammes mënul yem léegi nag c'est la même chose pour ñu jël dose c'est en fonction kilogramme xale bi parce que dañ la tant de milligrammes par kilogramme moom la ñuy def léegi bu nee tant de milligrammes par kilogramme ñu xool ni kat bu ñu jëlee un adulte sa taille normale poids bi lii la war a nekk ñu ne kon dose bi mën nañ ko jàppee lii considéré comme tel. kon suñu téléspectateurs yi rek ñi nga xamante ni jotoon nañoo jël seen première dose ñu daaw gaaw jëli ji deuxième dose bi. bis biñ leen ko wax rek pour vaccin boobu noonu mën a installé wu bu baax a baax ci seen biir yaram mais aussi bu ñu fàttee liker bu ñu fàttee abonné aussi mais bu ñu fàttee partager ci Audace TV. docteur ñu ñëwaat. ci vaccin bi dañuy gis ñi nga xamante ne dañuy vacciné ba pare mais teewul dañuy amaat Covid 19. loolu noonu nan nga ñu ko mën a expliquer parce que jàpp nañ ne ku xas ba vacciné wu rek yow jeex na Covid 19 bi yow moom dootu la laal comme par rapport ak yeneen maladies yi mais Covid 19 bi da ngay gis ñoo xamante ne dañuy vacciné wu. te teewul dañ koy amaat. loolu noonu est-ce que du teree nit ñi dem bañ a dem vacciné wu. waaw xam naa boo toppee sama logique di nga mën a comprendre parce que les vaccins le problème en est que am na yoo xamante ne ba tey des nañ leen maîtriser. léegi nag wala corona dafa nekk lu bees instant bi dañuy développer des vaccins peut-être ki nga xamante ni dafa vacciné wu ba pare amaat ko dafa am yenn yu si kii parce que bu fekkee dafa vacciné wu ba pare dose bi matul wala ni mu war a développer des anticorps développer wu ko kon boobaa tamit bu ñëwaatee virus bu ñëwee da ngay kii parce que booy former say soldats nga former leen soldats yi formation bi baaxul ñoom bu ñëwee lu dikk tamit du tere day franchir barrières yi. franchir frontières yi. est-ce que du efficacité vaccin bi moom moo des. bon efficacité moom duñu ko wax wala parce que wóoruñu. parce que sànq xam nga sa biir wax bi ngay expliquer vaccination da nga ni durée de préparation war na mën a dem ba ay 7 à 15 ans. kon bu ñu xoolee bii nii bu ñu ko defee 1 an rek mu nekk loo xamante ni c'est accéléré. bu ñu ñëwaatee ñu ne bu ku vacciné wu da nga koy amaat kon dañ naan efficacité bi des na parce que c'est li nga xam ne c'est précipité la. dañ ko yàqamti. bon xam nga léegi am na études yoo xamante ni defaguñ ko si wala ba tey pareegul. léegi moo tax mënaguloo ni efficacité wala yooyu parce que bu ko tuddee efficacité ndax mën na nekk dose boo xam ne dafa manqué ndax ki nga xamante ni dafa vacciné wu ba pare dem amaat ko bu fekkee ni nombre d'anticorps yi matul du ko am day kii n'est-ce pas loolu moo tax man du ma ni efficacité vaccin wu la mais itam lu ñu reconnaître la parce que lu ñu gis la gis nañ ni kat am na ñoo xam ne dañuy vacciné wu pare amaat ko. gis nañ ni itam am na ñoo xamante ni bi ñu vacciné wu lan la leen permettre mais cas grave yi ngay dégg amuñu ko kon pourquoi pas ñu miser wu ci cas grave yi bi ñu miser wu ci kii bi amaat ko parce que ñi vacciné wu boo jëlee pourcentage yi nga xamante ni vacciné wu nañ ak nekk cas grave ak ñi nga xamante ni vacciné wu dafa sore
mais xam nga nag Sénégal lañ nekk de parce que bu fekkee da ngay vacciné wu tamit nar a amaat feebar bi ñu bëri dañ naan man duma dem vacciné wu mais tamit mais nar a amaat mais c'est pas sûr que ni da koy am non xam nga dafa neex tamit tey jii nii nga vacciné wu mu wër la nit ñi yow feebar bi doo ko amaat parce que tey jii su ma juumul ñun ñii ñëpp vacciné wu nañ ci PEV programme élargi de vaccination ba tey jii nii yenn feebar yi moom mooñ ci musal mu comme si ay poliomyélite ay rougeole ay yeneen ak yeneen kon tey jii nii corona waroon nañ ñëw ci stade boobu noonu ba nga xam te nit ki bu vacciné woo rek jeex na yow corona bi dooto kon boobaa dinañ mën a dem ba egg ci immunité collective bi ñu bëgg mais gis nga nit moo doy waar loo préparé mën nga préparé mu efficace si nit si mala bi ci rab bi mu efficace mais boo ñëwee ba mu nekk si nit bokkul nit ñëpp bokkuñu yem léegi nag li nga defaragul nit ki li nga vacciné gul nit ki mënuloo xam yan effet la koy def léegi nag à travers réaction yi muy am wala yeneen yi signes yi ngay gis après vaccination bi foofu ngay mën ni kat di nga vacciné woo lii la jox c'est la même chose pour Covid-19 comme Covid-19 bien vrai coronavirus yàgg na léegi loolu moo ñu permettre yenn étude préclinique wala yeneen études yu ndaw yi defuñu ko parce qu'on n'a pas besoin de ça loolu defoon nañ des études ba teg ko kon bu ñu ñëwee fi ñu yemoon la ñu continuer nga xamante ne dañuy gagner des années bu ñu gagner des années am na ba tey tamit leneen lu des ndax foofu ñoom yeggagul woon ba jot ko piqûre mais instant bi ñëw nañ ba yeggale dernière étape bi ñëw piqûre ko nit ñi léegi nag dañuy xaar yan réaction lay def yan effet secondaire lay def pour ñoom ñu mën a conclure finaliser daan ni kat vaccin tel ak tel moo efficace à 100%. Ces effets secondaires sont ça nangam ak nangam. ban mot de la fin nga ñi ce mot de la fin ci émission bi. waaw xam naa comme ni ñu daaneele léegi rek di sensibiliser waat ñëpp képp koo xamante ni mën nga vacciné wu nga dem vacciné wu surtout nag ñi nga xamante ni dañu amee yenn maladie yi nga xamante ni seen système immunitaire xaw na faible ba pare ñooñu nañu dem vacciné wu ji ku si am parent nga wax ko mu dem vacciné wu ji yooyu da siy baax moom mu gën a mën a protéger wu. ñu respecter les mesures barrières ñaan yàlla nag mu mën a jële feebar bi fii loolu daal man moom lay def sama tëjte ci côté corona bi ginnaaw ba ma leen jaajëfalee ci émission bi ak tamit choix bi ngeen def ama modeste personne parce que xam naa ne tamit niveau bi yéegul fenn wala xam-xam bi yéegul fenn mais itam ñu ngi leen di jaajëfalaat di jaajëfal waa Audace TV di jaajëfal téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi suivre Audace TV tamit di leen jégaluwaat si yenn jaxasoo wala yenn yoo xamante ne def naa ko te war mu ko wax waaw peut-être la yenn saa yi moom xam-xam bu suuf bi mais ñu ngi leen di jaajëfalaat kontaan nañ trop. donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon suivre ci suñu chaîne Audace TV comme Audace TV rek ODACE kon bu ñuy partager. ak bu ñuy dem like aussi bu ñuy dem abonné nañu xam bu baax li ñuy bind ODACE Audace TV j'espère que leer na kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu téléspectateurs yi tey ñu ñëwoon si suñu émission Sunu Santé en toute responsabilité amoon fi invité suñu mbokk docteur Mor Mar macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñu santé nag du yem fii di invité aussi ay spécialistes en leur domaine aussi ay médecins ay pharmaciens ay biologistes aussi duñ fi yem donc ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mbokk yëpp ñu ngi aussi suñu mbokk Mouhamed Ciss moo nekkoon ci présentation bi suñu mbokk Amadou Balde nekkoon ci réalisation bi ak caméra bi ñu ngi jaajëfal bu baax ak équipe bi ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax donc à très bientôt ñu ngi leen di wax salut. salut chers internautes salut chers abonnés de Audace TV tey seen mbokk seen xarit Mouhamed Ciss moom moo fi teew pour waxtaan ak yéen ci émission bu bees bu tudd suñu santé nekk émission bu bees tàkk di am fii ci Audace TV suñu santé nag nekk émission boo xamante ni dañuy waxtaan ak ñëpp bàyyiwuñu kenn muy médecin di dentiste di virologue di pharmacien di ophtalmologue di délégué médical képp ki nga xamante ni yaa ngi yëngu ci domaine de la santé suñu santé dina ñëw tàllal leen micro waxtaan ci feebar yu lëmb réew mi ñu ut ci solution àndandoo appliqué ko en attendant nag ñu ngi leen di ñaan ngeen dem abonné liker partager bës cloche notification nga xam ne bu jotee rek di ngeen ko am Audace TV audacieusement vôtre.